di weer fukki fan ak ñett si war ak ki gàmmaatum ju nekk ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar sa gàddaay ga mbokk yi dañ leen ak jàmm si xibaar yi njolloor gi li ci gën a fës Abdoulaye Wade ak président Macky Sall ñu ngay wéy di waxtaan yooyu di kàddu yi ki nga xamante ne bii moo di directeur cabinet bu njiitu réew mi président Macky Sall Mahmoud Saleh ni waxee diggante Abdoulaye Wade ak Idrissa Seck it dellusiwaat na si li nga xam ne moo am si googale dajawaat ànd liggéey mu ne nag amul leen loo xam ne teena si seen lëkkaloo njiit président élection présidentielle yi ñu jóg dëgmal atum 2024 Idrissa Seck bu si bëggee nekk candidat amul leen lu ko fanqal élection locale yi nga xam ne nag ñu ngay si rumanaan boobu ba léegi nag mu ne dinañ ko mën a amal si njeexitalu atum 2021 waaye du mën a nekk si weeru mars atum 2021 mu Mahmoud Saleh moo nekkoon gën ak Mamadou Ibra Kane si émission bi ñu dëppee jeudi dimanche dinañ ci dégg si biir xibaar yi dinañu wax si lalu ñetti fan bi nga xam ne ñu ngi koy amal sa Mbour port autonome bu Ndakaaru ñoo fa nekk ñoom ñëpp nag di kilifa ya fa nekk ngir mën a waxtaan ba xool nag naka la ñu mën a doxalee ab manuel boo xamante ni bii mooy doxalin bu gën a ñoŋ googulee kër nga xamante ni bii dafa nekk si jafe-jafe yu bëri ki nga xam ne mooy directeur bi nag Aboubacar Sadikh Bèye dellusiwaat na si lakk gu métti gi nga xam ne moo am ni ki fan yi ñu génn foofee sa port ak ñàkk bouche d'incendie wax nañu tamit ci wàllum yoon ak yoonal ci réewum Sénégal Souleymane Ndéné Ndiaye ak ki nga xamante ne bii moo ti maître El Hadji Diouf ñaari gis yu wutee kii bu jàppee ne yoon mu ngi dox ni mu war a doxee ci réewum Sénégal di ki nga xam ne moo di Souleymane Ndéné Ndiaye moom maître El Hadji Diouf gisewul lu ni mel dellusiwaat na tamit ci doxalinu justice ak ki nga xam ne moo jiite UMS di Union des magistrats du Sénégal di Souleymane Teliko mi nga xam ne ni ki ëllëg nag dinañ ko saytu ay mbiram mbokk yi lii moo gën a fës ci xibaar yi yaatal gi nees kiis Déthié Fall nekkatul vice président bu parti réew mi tekki nañ ndombal tànkam si njiital boobu les parti yi nga xam ne moo toppoon ci Idrissa Seck Déthié Fall nag ñu fàttali ni ki ajuma gi ñu génn si jano bi nga xamante ni bii jëwriñ ji nga xam ne mu yor wàllu mbay mi doon na ko amal foofee ngir ñu natt li nga xam ne moo di budget dafa yëkkati woon ay kàddu si wàllum joxem xëy mi mu ne faw njiitu réew mi président Macky Sall gis-gisam si wàllum joxem xëy mu jéggi jam ñaajo te jamono ji nag ñëpp xam nañu ne parti bi nga xam ne si la bokk di parti réew mi njiitam si boppam di Idrissa Seck fekk na njiitu réew mi président Macky Sall ñuy ànd di liggéey ndax du looloo tax ñu tekki ndombal tànkam ak lu ci mën di am dinañ leen ànd ak xibaar yooyu gëstu ko ba nu mu gënee mucc ayib ñu dem sax assemblée nationale si boppam bis ni ki tey it ñu ngay saytu li nga xam ne moo jëm si budget wu jëwriñ yi nga xam ne mooy wàllum wér-gu-yaram si réewum Sénégal budget ministère de la santé atum 2021 la ñuy saytu boobule budget nag ñu ngi ko xayma bala bu natt nañ ko lu toll si ñaar téeméer ak fukk ak juróom-benn milliard ak lu toftal loolee nag nekk loo xam ne ñi nga xam ne ñoo di ndaw yi réew yi dinañ ci àddu ngir xool ndax dañ koy amal am déet lu ci mën di amit dinañ ci dëkk nu mu gën a yaatoo ñu des si wàllum wér-gu-yaram ak tolluwaayu mbasum coronavirus si réewum Sénégal ginnaaw xayma bis bi nag dafa mel ni kaayaa ngay gën a jéggiwaat limub ñi nga xamante ni bii ñoom la tawat ji tëral jamono ji ñu ngi toll si téeméer ak ñeent fukk ak ñeent yoo xam ne jamono ji nag ñu ngi nekk si loxoy fajkat yi fukki junni si junni ak ñaar fukk ak juróom-ñeenti test yoo xam ne def nañu ko ñeent fukk ak juróom-ñett ñoo ci am yees mbasum coronavirus ñaar fukk ak ñaar ñoo xam ne xam nañ ñeneen ko wàll amul kenn ku ko jëlee biti réew ñaar fukk ak juróom-benn ñoo xamante ne bii xamuñu fuñ ko jëlee fukk ak juróom ñoo ci wér juróom ñoo xam ne jàngoro ji lootal na leen ak kenn koo xam ne ñàkk na bakkanam ni ki démb ñu ngi leen ko doon juñ ci bopp xibaar yi dañuy wutal diwaanu Mbour port autonome bu Ndakaaru ñu ngi fay amal lëlub ñetti fan ni ki ëllëg lañ koy ndar kàpp boobu lee lël nag kilifa yi dellusiwaat nañ bu baax a baax si mboolem jafe-jafe yi nga xam ne port bi mu ngi koy jànkoonteel waaye tamit ngir mën a daal di gis saafara ba daal di dëxëñ ab këyit boo xam ne moom nuy duppee manuel boo xamante ni bi dinañ ci mën a doxin bi mucc ayib ñu dem ba Mbour fekk fa Mountaga Kane pour jàmm bu sax conseil d'administration bu port autonome Dakar dajale nañu képp kuy liggéey ci port autonome bi ngir ñu indi xalaat bi nga xamante ni dina tax ba liggéey bi gën a yéwén. moo tax ñu décidé tey woo képp koo xam ne rek yaa ngi liggéey ci port bi. ñëpp ñi nga xam ne ak ministère du commerce ñëpp ñi nga xam ne ñoo ŋànk mbir bi ñu waxtaan suñu biir trouver ay solution yoo xam ne day jëmal suñu koom-koomu réew ci kanam. dañu gis ne port bi ak activité am dafa mën a indi lu rëy ci suñu koom-koom. la ne si lël bi dinañu càmbar doxalinu port bi
bu baax a baax. mais balaa ñu koy mën a am loolu il faut ñu toog commerçant bi ñu xool gàllankoor yi mu mun ko war saafara transitaire bi ñu xool ay mbiram aussi càmbar ko xool ne fii la ay mbiram taxawee ñu dindi ko naka noonu transporteur bi. li war a génn ci waxtaan bi mooy benn manuel de procédure boo xamante ni ñëpp ci la ñuy tënku muy tëralin bu ñëpp di ànd. te am nañ yaakaar ne waxtaan bi dina jur lool ñu am nag manuel de procédure boo xam ne mooy tënk ku nekk sa ak yelleef ba nga xam ne ku nekk bu doxee loolu mu am ay daan nag yiñ ciy def yoo xam ne nit ñi ñoo koy signé ne bu ma deful lii d'accord naa ñu daan ma lii. port autonome de Dakar bi nga xamante ni ñu ngi ko tabax ci 1863 mënatul a dékku yëngu-yëngu yi jéggi dayoo yi am ci bërëb bi nga xamante ni dafa mujjee ndaw lool. ñu des foofee sa sali ak directeur général bu port autonome bu Ndakaaru Aboubacar Sadikh Bèye dellusiwaat na ci lakk gu métti gi nga xam ne seetlu woon nañ ko fa nag foofee sa port ba ak li nga xam ne moom la takki deeri sawara si di sapeur pompier yi waxoon ne jafe-jafe la ñu amoon ngir fay sawara si ndaxte bourse d'incendie gi nga xamante ni bi daanaka dafa ñàkk foofee sa diwaan ba moom directeur général bu port Aboubacar Sadikh Bèye nee na am na ndox mu doy moo xamante ni bi mu nekk foofee sa suufu port ngir mënoon a amal lu ni mel dafa mel ni kay dafa amoon boo xam ne moom la ñu soxla woon ngir daal di saafara lu ni mel waaye loolee moo nekkoon lu tàgga témbe ñu teew lay kàddoom ba léegi moom Aboubacar Sadikh Bèye ci micro Mountaga Kane. ndox am na ci biir port bi dispositif pour sapeur yi branché seen raccord yi ci ndox boobu souterrain ci Kondak loolu am na 400 mètres cubes ci suuf yoo xam ne foofu la ndox bi la sapeur yi branché woon pour di fay lakk bi dafa nekk nag ne lakk bi li ko doon fay du ndox dafa am muus boo xam ne moom la ñu soxla woon ci type de lakk boobu loolu moo xaw a yéexal mbir yi tuuti le temps que ñu am muus boobu di wax rek ne yu mel ni bu amee toujours dañ ci am jàngat pour defar dispositif yi ba nga xam ne lakk du am waaye comme mënuñu aussi empêcher yu mel noonu di am bu amee ñu circonscrire ko ci ni mu gën a tuute ba du am yàq-yàq yu bëri. ñu wax ci wàllum yoon ak yoonal njiital UMS du Souleymane Teliko ni ki ëllëg nag la kuréel gi nga xamante ni bi ñoo nekk ci conseil supérieur u magistrature bi di saytu ay mbiram ndaanam dañ koy àtte ci aw doxalinam loole nag di loo xamante ni bi gàcc dëgg la ci wàllum yoon ak yoonal ci gis-gisu Maître El Hadji Diouf ndax moom jàpp na ne loolee ñuy def moom dañuy salfaañe doxalinu yoon te day tax du mën a moom boppam ay kàddoom Maître El Hadji Diouf ñu teelu ko ci micro Boubacar Dieng ak Seydina Mbaye. Le juge Souleymane Teliko. juge Souleymane Teliko mi nga xam te ne mooy jiite union des magistrats du Sénégal moom ci boppam daañu ko jugé altine bi 30 novembre moom nga xamante ne njiit la ci wàllum magistrature Sénégal bu ñu demee ba di ko àtte loolu jàpp nañ ni gàcce la ci suñu justice dafay wane rek suñu justice bi dafa am nu mu demee wala sax indépendance de la justice bi ñuy waxtaanee dafa naxasaay fii ci réew bi. Comment peut-on parler d'indépendance de la justice dans ces conditions? ba Maître El Hadji Diouf mu ngi doon yëkkati yooyu lay kàddu ci bis bi nga xamante ne bii wala bëccëg bi nga xam ne waa faculté des sciences juridiques et politiques bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñoo ko doon amal loolee nag ñu ci doon waxtaanee ndax yoon am na moom na boppam ci réewum Sénégal li ñuy wax indépendance de la justice ci lañ doon àddu moom Maître El Hadji Diouf ne déedéet yoon ci boppam jamono ji moom daanaka dafa nërmeelu te dañ ko tënk gis-gis bu wuute la am moom Souleymane Ndéné Ndiaye mi nga xamante ni bii dellusiwaat na nee na indépendance am na ci yoonu réewum Sénégal li ci am kay moo di ñi nga xam ne ñooy joxe décision yi daanaka foofu la ñuy gis li nga xam ne moo di rëq-rëq yi ñoom ñaar seen gis-gis yu wutee dëxëñ na ko ci li nga xamante ni bii moo di jukkib ndaje loolee ñu ànd seeg Boubacar Dia. article 88 bu charte ndey réew mi di xamle ni yoon dafa war a moom boppam tey jii nag boobule mbir ñu bari di ci waxtaanee ki nga xam ni nag moo fi nekkoon premier ministre moom jàpp na ni mbir mi nekkul foofu wante ndax ñi nga xam ne ñooy àtte am na fu ñu far am déet. Et l'indépendance de la justice
en tant que débat, je pense ne devrait même pas se poser. ñàkk tëddee njaaxaanaayu yoon loolee du débat li nga xamante ni moo di problème mooy ñi nga xamante ne ñooy joxe àtte gi nit yi bu ñu demee ci ñoom lenn rek la ñuy yaakaar mooy dina ñu tënku ci li nga xamante ni moo di loi bi bëgguñu benn yoon ñuy wax naan diw wala diw sama xarit la wala sama mbokk la. En ayant seulement comme référence la loi et la loi simplement. natangoom di maître El Hadj Diouf gisewul ni mel moom nag jàpp na ni li nga xam ni moo di yoon fii ci Sénégal mosu fee moom boppam. Il n'y a pas d'indépendance de la justice sénégalaise. Sénégal yoon moom fi boppam li tax ma wax loolu mooy boo jugee ca Senghor jaaree fa dem ci Abdou Diouf ba ci Abdoulaye Wade ba ci Macky Sall tey jii sax ñoom ñëpp salfaañe li nga xamante ne moo di ndeyu charte réew mi mu di constitution bi. Fondamental a été violé. beneen mbir moo xam ne El Hadj Diouf ak Souleymane Ndéné Ndiaye déggoowuñu ci moo di teewaayu njiitum réew mi ci conseil supérieur de la magistrature Souleymane Ndéné Ndiaye ànd ci loolu le wante ki nga xam ne moo di El Hadj Diouf moom jàpp na ni njiitum réew mi amul benn yoon boo xam ne war naa mën a teew ci kuréel googu nga xam ne ay magistrat ñoo fa nekk teewal fa yoon ndaxte li nga xam ne moo di exécutif ak judiciaire war ñoo laale benn yoon. ñu dem ci beneen lël di bi nga xamante ni bi makkaanam jëriñ jër wàllum njaboot gi ak kaaraangey ñi nga xamante ni bi ñoo di soxna yi tuutànk yi ñoo ko doon amal loolee nag jëm ci xeex li nga xam ne moo di violence yi ñuy teg ci tuutànk yi ak li nga xamante ni bi moo di faat gi ñuy faat ndaw ñi loolu nag ñu ko doon ànd ak ñi nga xam ne ñoo di taskati xibaar yi yëngu ci wàllu wi ak ñi nga xamante ni bi ñoo nekk ci bërëbu tasukaay xibaar yi nga xam ne loolee soxal na leen di loo xamante ni bi ab lël la bu fukki fan ak juróom benn bu ñuy xeexee mboolem li nga xamante ni bii moo di bundu xataal ak violence yi ñuy teg ci ndaw ñi ak jigéen ñi secrétaire général bu ministère bi yor wàllum ndaw ñi ak ñi nga xam ne ñoo di njaboot gi mu ne nag lii lu ñuy rafetlu la te it dañoo war a mën a jëfandiku ci ñi nga xam ne ñoo di taskati xibaar yi ngir ñu doxal li nga xam ne moo di loi bi ñuy teree loolu di wàllum viol ñu teewlu ay kàddu moom Mame Gor Diouf ci micro Omar Kane. xam nañ rôle bu am solo bu taskatu xabaar yi am ci wàllu askan bi pour yee leen mais également pour ñaax askan bi ñu gën a am taxawaay dañu bëgg nag ñoom tey ginnaaw bi ñu xamee loi bi li ci nekk ñu mun ko jëfandikoo bu baax a baax a baax pour que lépp li ci nekk ñu xam ko mais wasaare ko pour askan bi xam ko mais su ñu leen di ñaax pour ñu gën a soññ askan bi ndax lii ñu xam ne mooy ay xeetu bundaxatal bi ñuy teg xale yi ak xeetu siif ñuy teg jigéen ñi souvent dañ koy nëppal duñ ci wax léegi médias yi buñ ko gënee siiwal gën a encouragé ñoo xam ne nii mbir mi dal na leen ñu siiwal ko loolu day tax mbir mën a àgg ca yoon parce que yoon kat buñ ko saisirul itam liggéey bi du mën a yomb pour ñu wax application. li am solo mooy que ne pour loi bi ñëpp xam ko xam li ci nekk ak ñu fexe ñu appliquer ko il faut nit ñi xam li nekk ci biir loi boobu tey nag ci dina bi ñu nekk ñu ngi ci campagne bi ñuy wax 16 jours d'activisme mooy fukki fan ak juróom-benn yoo xam ne nii. mbootaayu xeet yi moo ko jagleel ñu xeex bépp métital ak bunduxatal bu ñuy teg jigéen ci biir loolu tam madame le ministre de la femme de la famille genre ak protection enfant soxna Ndeye Saly Diop Dieng mu taamu 16 jours d'activité yooyu pour lancer officiellement campagne vulgarisation loi boobu maanaam pour ñu xamal askan bi yëpp lan moo nekk ci loi boobu pour ñu xam ne tey comme ni ko président waxee ñi war a tiit nekkatuñ jigéen ñi ak xale yi ñi war a teg ñaawteef yooyu mais ñi xalaat def ko ndaxte loi bi tey képp ku ko def dañ lay jàppe comme ku faat nit ni ñuy attee ku faat doomu aadama noonu la ñuy attee tey koo xam ne nii dafa def viol wala pédophilie jëmale ko ci jigéen ñi wala ci xale yi. ñu wax ci wàllum kaaraange réew mi diggante réewum Sénégal ak réewum Guinée Bissau ab lël boo xam ne dañ ko bokk def loolu nag jooye ci mboolem li nga xam ne moom la ñu mën a xalaat ba sàmm kaaraange ñaari réew yi loolu tamit xeexandoo li nga xamante ni bi moo di cong yeeg jëf ju ñaaw ji nga xam ne mooy am ci digalu réew yi loolu wund woon boobu leen ndaje ñu teewlu ci ki nga xam ne moo di colonel Souleymane Kandé moom mi nga xam ne moo di commandant bu zone militaire numéro 5 ñu teewlu ay kàddoom ci micro Assane Ba. muy man fii commandant de zone militaire numéro 5 ak fii Ziguinchor commandant de zone militaire numéro 6 di Kolda ak force de défense et de sécurité suñu ñetti régions yi Kolda Sédhiou ak Ziguinchor ak suñuy naataango yi nekk Guinée Bissau mooy seen province nord ak seen province est donc pour ñu mën a waxtaan ci ay kàllaamu
sécurité au niveau des frontières xam na ne ci frontière bi am na ay problème sécurité yu fi xew population yi ci diggante bi la yenn saa yi dañuy jóge Guinée-Bissau di ñëw fii ñun ñuy jóge fii di dem di dem Guinée-Bissau te voilà am na ay menaces yu bëri yu fi nekk muy menace bu mel ni drogue mu mel ni trafic de bois voilà ay produits braconnage voilà parce que ñenn ñi dañuy rey ay rabu àll di ko jàllale ci frontière bi donc problème yooyu yëpp tey danañ ko discuter ak yeneen problème en tout cas élément armé yi nekk fii nii ci région yi diggante Guinée-Bissau ak Sénégal ak problème également voilà sàcc ay nag ay jur yu jóge fii Sénégal yóbbu ko Guinée-Bissau wala ñu jëlee ko Guinée-Bissau di ko jaay fii suñu luuma yi Sénégal donc voilà problème yooyu yëpp danañ ko discuter fi nii tey voilà et en fin de journée danañ mën a am benn document commun bu ñuy signer pour que vraiment ñaari force de défense et de sécurité Guinée-Bissau ak Sénégal ñu mën a trouver protocole d'entente pour que vraiment yooyu su fi xewaatee ñu mun leen faj te voilà ci ñu mën a déggoo ci stratégie boobu. ab programme bu ñu duppee réussir au Sénégal maanaam tekki fii si réewum Sénégal daal di doxal ab projet boo xam ne si wàllum sampi courant lay doon si ay gox yu toll si ñetti téeméeri dëkk yooyu nag di aw force boo xam ne dañ ci jaarale joxaaleem xëy ay ndaw ñoo xamante ni bii ñoo dëkk si yooyu la dëkk nga xam ne ñoom ñooy am si boggale courant toll nañ ci ñaar fukk ñoo xamante ne bii jot nañoo am sax ab liggéey moo xam ne tàggat nañ leen bu baax a baax si wàllu wi ñoom ñëpp nag nekk si département bu Nioro nekk loo xam ne ñu ngi ko doon amal si diwaanu Tëngéej ñu fekk fa Babacar Seck. ci mbébétu may ñetti téeméeri gox ci Sénégal ñu am courant ñaar fukki ndaw yu jóge ci département bu Nioro tàggat na leen ci électricité ci Diamniadio. leen jàngal defar installation ci biir kër yi ci biir dëkkuwaay yi donc installation simple allumage mooy contact bi ak lampe bi installation double allumage ak installation va-et-vient yooyu yëpp xale yi tey mën nañ ko def mais aussi mën nañ installer ay prise de courant ak yu mel ni ki noonu mais aussi am nañ information aussi ak initiation ci installation solaire bi pour mën a câbler ay panneaux solaires yu bëri. société allemande bi di Gauf Engineering bi nar a doxal projet ACER 300 villages dina sukkandiku ci ndaw ñooñu ñu tàggat ngir ñu mën a bokk ci ñiy indi courant ci seeni gox. dafa def ni dëkk boo xam ne tey jii war nañ fa def centrale rek danañu tànn ñaari ndaw muy góor wala jigéen indi leen tàggat bi nag ci wàllu courant la jëm ndax kuy liggéey ci courant am na matukaay yoo xam ne war nga ko jël ndax courant du loo xam ne da ngay ñëw rek laal ko war nga xam courant nu mu tëddee. fii di naka la ñuy tëddee yooyu yëpp dañ leen ko bëgg a jàngal pour que bu ëllëgee buñ ciy liggéey ñu am karange parce que courant karange la laaj mooy sécurité. am si juróom benn dëkk yu nu war a indi courant meeru Porokhane xamle na ni gën a yaatal liggéey bi jox ko ndaw ñi. parce que ku nekk xam na ne Porokhane commune buy développé la commune bu bees buy juddu la ak buy màgg ni muy kii wax nag commune buy màgg wax courant wax bâtiment tabax. wax ndox wax pavage mooy defar mbedd yeeg yooyu yëpp loolu yëpp dinañ ci indi ay xale yoo xam ne malgré tey nu ñu defee formation électricité bi dañ leen fi ñëw former leen ñu tàggat leen fi ba nga xam ne bu ñu demee dinañ ko mën a liggéey. jëfandikoo jant bi ngir def ko courant ci dëkku kaw yi buñ ko yaatalee dina may ndaw ñu bëri liggéey ci kàddu ñi yor formation professionnelle ci programme bii di réussir au Sénégal. waxtaan ak déggante ngi wéy di am diggante Macky Sall ak ki nga xamante ne bii moom la wut ci bopp réew mi di président Abdoulaye Wade di kàddu yi ki nga xam ne moo di directeur cabinet bu présidence bu Sénégal di Mahmoud Saleh moo ni xamle dellusiwaat na bu baax na ci boobu la diggante Macky Sall ak Idrissa Seck mi nga xam ne jamono ji nee nañu moom ci kàddu Idrissa Seck ñu ngi milaat ni mburu comme soow amul lenn loo xamante ni bi nag teena Idrissa Seck ngir mu nekk candidat ci élection présidentielle ñu dëgg malatum 2024 ci gis-gisu ba léegi Mahmoud Saleh mi nga xamante ni bi dellusiwaat na ci mbooleem doxalinu wàllum politique ak li nga xamante ni bi moo tënk mbooleem gisewaat yooyee nag loolu yëpp mu saabal ko ci kanamu membre Ibra Kane ci émission bi ñu duppee jeudi dimanche jukki ba ak Abdourahmane Ly. xiiroo beeg ngaayo bi jeex na diggante Idrissa Seck ak Macky Sall wante itam diggante Idrissa Seck ak Mahmoud Saleh
moom mi di Mahmoud Saleh jàpp na ni Idrissa Seck fit la àndal ci bu mu nangoo loxo bi nga xamante ne njiitu réew mi tàllal na ko muy déggoo bu dox diggante ñaar ñooñu bu kiile di ministre d'État nekkit directeur de cabinet wu njiitu réew mi di rafetlu bu baax Mahmoud Saleh ngi dolli itam ni Idrissa Seck bu ko neexee mu présenté wu si jongante njiitu réew mi nga xamante ne nar nañ ko amal ci atum 2024 dara terewu ko. Mais il aurait absolument le droit de se le faire s'il a. waaw Idrissa Seck bu ko neexee mu samp ndëndëm ci élection falum njiitum réew bu atum 2024 amul benn accord bi nga xam ni dox na ci digganteem ak ki nga xam ni moom mooy njiitum réew mi di Macky Sall benn accord amu ci ma koy biral fu mu nekk nii nag ñoo ngi liggéey ngir fexe seen ànd bi gën a yàgg ndaxte ànd bi lee moo ngi soogam dee di door lu ñu ñaan yàlla rek mu daal di réussir. muy ay déggoo yu ñu xamle wante itam mu am si yeneen yoo nga xamante ne fësaluñu ko gannaaw Idrissa Seck jiitu réew mi Macky Sall ngi déggante ak ki mu wuutu di Abdoulaye Wade saa su ne muy xamle bu tukkee si kii nga xamante ni mooy directeur de cabinet wu njiitu réew mi. Le président Macky Sall est en contact permanent avec le président Abdoulaye Wade. président Macky Sall réeréwul benn yoon ak ki nga xam ni moom mooy njiitum réew bu woon di Abdoulaye Wade ñoo ngi déggante bu baax a baax mënuma la wax nag si ban anam la ñuy déggante ndaxte ñoom ñaar rek ñoo ko xam wante li mu leen mën a leeral rek mooy que ñu ngi déggante bu baax boolewaat lii di famille libérale bi daal di ci ànd ak Abdoulaye Wade lu mën a nekk la te ñu ngi ci liggéey bu baax. Comme toutes les retrouvailles politiques. Aminata Touré ñu wàccee ko ci bopp conseil économique social ak environnemental delloo na njukkal njiitu réew mi ci ab audience sip audience boobu sax lañu ko xamal ni dañu koy wàccee ci bopp conseil économique social ak environnemental directeur de cabinet wu njiitu réew mi moo xamle lu ni mel si noonu muy xamle ni ka Aminata Touré amu fi. Mahmoud Saleh wax na ba léegi nag si lu jëm si élection locale yi nga xam ne lañ ko randal bëri na mu ne dinañ ko amal si njeexitalu atum 2021 du mën a nekk si weeru mars 2021 élection législative yi mu ne dina mën a am atum 2022 yooyu di ay kàddu yoo xam ne yëkkati na ko moom it ngir leeral li nga xam ne moo jëm si yooyu la élection ak li nga xam ne moo ko tënk yëpp ñu teewlu ko ba léegi moom ak Mamadou Ibra Kane. La question de l'organisation des élections législatives en 2022 est une question bi ñeel taxawal lii di élection falum député yi ci atum 2022 dafa doon ab question bi nga xam ni lii di calendrier républicain bi réglé na ko fu mu nekk nii nag lu ñu gën a soxal rek moom mooy élection locale yi nga xam ni waroon na am ci mars atum 2021 wante jamono ji ak nu mbir yi demee daanaka dañ koo dàq ba beneen ci dialogue national bi nag daal nañ fay tënk li nga xam ni moom mooy xoolaat lii di fichier électoral bi naka noonee tamit daal di auditer processus fichier électoral bi kon nag dañu war a may suñu bopp ab diir ngir su ko defee ñu mën a matale yi nga xam ni moom mooy suñu bëgg-bëgg yooyu la élection locale yi ñoo ngi ko daal di jàpp ci jeexintalu atum 2021 dinañ def suñu kémt lay kàttan ngir daal di koy matale élection falum député yi nag calendrier républicain bi daal dina koy réglé comme ni mu ko waxee ci atum 2022 wante nag dinañ xool ndax lépp dina matale fii ak atum 2022 comme ni ngeen ko xamee rek àdduna kenn mënul xam lépp kenn mënu prévoir lépp. voir si les circonstances dictent le maintien ou le contraire. jaajëfal maam Abdou Guèye Kassé moo teg ci kàddu yi Mahmoud Saleh yooyu si kàllaamay wolof jaajëfal ama góor benn yaa ngi ci jàpp ndal gi Modou Diouf ak Abdoulaye Ndiaye ñoo fari si xaar léegi jaajëfal leen mbokk yi si teewlu bi fii la njëkk tey bi la jotaay geneen jotaay 18h45 lay doon si kàllaamay wolof ma leen si jox dig daje 19h45 kàllaamay nasaraan lay doon si ngeen si ànd ak Osama Monique Sagna si biir la Total ak Mamadou Ibra Kane ñu yendoo jàmm